asalaamaaleykum chers internautes yu Pikini Production ku ne xam ne ni xew na ci Wakaam ba tax na ñu daal di ñëw déplacé wu seet si ki nga xamante ni moom moo di imam Malick Dramé ñu ñëw fas yéene waxtaan ak moom ci li xew Wakaam. lu xew Wakaam dañoo ne dafa am benn sëriñu daara boo xamante ne ni depuis 1999 ba léegi moo ngi fiy jàngale di tëddee ay xale. ba tax na ñu ñëw fas yéene jàkkaarloog imam Malick Dramé yor daara di fa jàngale mu wax ñu gis-gisam ci mbir moomu xew Wakaam. waaw tout d'abord asalaamaaleykum waa Pikini Production ñu ngi leen di nuyu mboolem ñi nekk ci internet bi di wax ni comme ni ngeen ko waxee rek yaakaar naa képp koo xam ni tey sëriñ daara nga bi nga déggee loolu am nga lu la naqari. parce que dama jàpp ni sëriñ daara bu wuyoo turam am na loo xam ni du ko def moo tax bi ñu ko déggee naqari nañu trop waaye réew nag buñ ko tegee dafa am ay loi yoo xam ne moo ñu tënk ñun ñëpp te loi li tax ñu koy teg mooy ku jàdd yoon ñu teg la ci yoon ak foo mën a bokk ak koo mën a nekk. parce que loolu mooy tax ñu mën a dund ci jàmm kon loi yooyu nga xam ni dañ ko waajaloon pour koo xam ni da ngaa def naka sudul noonu loi bi dal sa kaw loi yooyu képp ku def naka sudul noonu dafa war a dal ci sa kaw loolu moom jàpp naa ni comme mu ngi ci loxo yoon dañ koy bàyyi ci loxo yoon parce que lu nekk ci loxo yoon moom mooy def ay enquête am mooy xam yan décision la ci jël waaye daal benn sëriñ daara wala nitu diine mënta rafetlu loolu léegi nag ba ñu ñaawloo loolu ba noppi gëm ni moom lu ñaaw la parce que tëddee ay gone yoo xam ne majeur guñ loolu nit ku conscient waru ko def wala bu fekkee dem nga ba di ko def war nañ laa teg sanction yoo xam ne boo ci jógee yow di nga tal leneen lu dul loolu mu des nag problème bi dëgg tey est-ce que fan la problème bi nekk problème bi dama jàpp ni fi mu nekk mooy daara ci boppam moom la ñu war a toog defaat ci ay jàngat nga xam ne day laaj ñi nga xam ne ñoo ko seq ñëpp waaye laaj ñi nga xam ne ñoom lañ jiital ci réew mi ñu toog ci taabal waxtaane mbiri daara te jël ko au sérieux parce que réew mi nag bu ñu waxantee dëgg rek lii xew ci daara yi bari na ci loo xam ne li tax mu am désordre moo ci am mooy kenn organiser wu ko kum neex nekk sëriñ daara kum neex dajale say gone loolu moo tax tey li xew ci daara ji nii ñu gis ko donte man li ma gëm li ëpp ci sëriñ daara yi maanaam majorité bi ci sëriñ daara yi li ñu war a nekk ñu ngi ci. waaye am na ci ñu leen rax ñoo xam ne bokkuñu ci ñoom ñooñu leen rax nag te bokkuñu ci ñoom sëriñ daara yi ñoo war a am courage taxaw génne leen ci ni leen yéen ñi bokk leen ci ñun loolu nag ci métier yëpp la am tey boo demee université am na dafay am ay mbir yu mel noonu barki démb rek boo xoolee université am na benn élève boo xam ne dañoo wax ni dafa avorté foofu ci biir université est-ce que léegi booy àttee da ngay wax ni élèves ya nekk université yëpp dañuy avorté déedéet da ngay wax ni benn élève ci biir université moo avorté léegi tamit kon daara yi benn nit boo xam ni dafa wax ni ci sëriñ daara la moom moo def ñaawteef bi mais kenn warul généraliser sëriñ daara yëpp loolu tamit lu jar a bàyyi xel la mu des état bi nga xam ni nag moom lañ jox réew mi moo war a jël ay responsabilités am ci mbiru daara. ñu xamal nit ñi ni daara depuis 1603 la Sénégal am université islamique bu mag boo xam ni ñoo ngi ko defoon ca Pire Xaali Amar Fall ubbi ko université boobu mën nañ ni moo génne magi réew mi yëpp ku mel ni Thierno Souleymane Baal bi def la révolution Toro dafa la génne Almaami Abdou Khadir Kane bi def la révolution Toro dafa la génne université boobu moo génne ku mel ni Mamor Anta Salim Mbàkke bi jur Cheikh Ahmad Bamba génne Thierno Saïdou Tall bi jur Cheikh Omar Foutiyou te boobu tubaab yi ñëwaguñ ci réew mi
tubaab yi nag bi ñu ñëwee ci réew mi coloniser réew mi ci lañ ñu indil njàngum tubaab kon daara moo jiitu ci réew mi loolu il faut ñu fàttali ko nit ñi léegi nag boo ñëwee ci réew moo xam ne daara moo fa jiitu nga bëgg a tabax réew ma ba pare ni du ma ci boole ñooñ daara kon da ngay nax waa réew ma tabaxoo réew ma moo tax li ma gëm mooy bu ñu bëggee régler problème mu daara yi il faut ñu am courage ñu jàkkaarloog tubaab yi xamal leen ni réew mi dafa am école bu fi nekkoon lu jiitu seen école yi ngeen fi teg parce que tubaab yi yàgguñu fi tubaab yi yàgguñu fi 15e siècle lañ fi ñëw te réew mi depuis 8e siècle l'islam dugg na fi ay daara am fi ay université am fi ku bëggee tabax réew mi pour résumer il faut ñu boole ñaari école yooyu ñu équilibre ku ne ñu jox la sa àq waaye boo bëggee def kumba am ndey kumba amul ndey yu mel nii rek lay jur ñoo xam ne dañuy mbubboo daara dugg ci biir daara def li leen neex te bu boobaa day mel ni day xajamal daara kon état bi bu bëggee régler problème bi li mu war a njëkk a def mooy mu créer lu ñuy tuddee ministère des affaires religieuses parce que le contexte actuel bi ñu nekk ku ne xam na ne tey li ëpp lu ñuy waxtaane mooy mbiru terrorisme yooyu mooy menaces yi ay menaces religieuses la boo ko bëggee régler nag il faut nga woo ñooñ diine ñooñ religieux ñu joxe ci seen xalaat parce que ñoom ñoo ko xam waaw ça veut dire ñu créer ministère des affaires religieuses wut conseil supérieur islamique bu ko defee problème yi ñuy wax yëpp ay problème mu daara ak problème mu terrorisme ak lépp loo xam ne dañoo jàpp ne luy yàq la te dañ koy ay nit yu mbubboo diine parce que dañuy mbubboo diine man loolu laa gëm parce que jullit xàqan moom am na loo xam du ko def sëriñ daara xàqan am na loo xam du ko def kon loolu état moo ci war a jël ay responsabilités pour teg loolu mën a am parce que yi ñuy wax ay daara moderne yi yëpp jëmul fenn yooyu ay caaxaan la rek loolu du régler problème bi gën naa profond loolu problème bi mooy bu ñu bëggee régler problème bi nañ woo ñooñ daara boole leen ci nit ñi doxalee réew mi laaj leen seen xalaat réew mi naka lañ koy doxalee ñu wax joxe ci seen xalaat mais mënoon yow sëriñ si li ma leen di doyee mooy bu campagne jotee ma dem ñu joxe ndigal pour ñu wooteel ma bu paree ma seppi seen loxo ci liy doxal réew mi kon kenn dañuy wax nii rek pour wax mais problème yi du fi mus a jóg man loolu laa gëm comme nag mbir mi mu ngi ci loxo yoon ñun ñu ngi rafet njort ni yoon dina ci def li mu war a def waaw waaye daal di wax ni problème bi gën naa sensible niñ ko gisee nii rek benn sëriñ daara buy violé problème bi tey menaces yi am ñu koy tuddee ay menaces religieuses il faut état am courage woo ñoñ diine ñu joxe ci seen xalaat ñu xool nan la ñuy résoudre problème yooyu. jërëjëf yaa imam donc question boobu noonu defe naa ne ñëpp déglu nañ réponse bi ba tax na xew-xewu diine dafa am loo xamante ne tamit dañ ko gisaat démb fee ca Dakar Sacré-Cœur foo xamante ne dañ fay jàngalee xale yi football ñu gis ki nga xamante ne nii moom moo di entraîneur bi ñu tuumaal ko moom tamit day tëddee ay xale waaw loolu sa gis-gis ci wàllu boobu tamit. waaw loolu man dégg naa ko bi ma ko déggee nag wax dëgg yàlla choqué na ma mais am naa ci tuuti satisfaction xam nga lu tax parce que ki ma dégg ñu ni mooy président club bi moom moo ko dénoncé kon président club boobu wan na waa Sénégal ni leen ngóor jigéen du jàll ci réew mi am na lu mu jàngal sénégalais yi wan leen ni ñun malgré ñu ngi ci biir milieu sport bi mais ay sénégalais lañ ay jullit lañ gëm nañ moral gëm nañ éthique am na loo xam ne sunu aada nanguwu ko sunu diine nanguwu ko duñ ko def kon kooku ñu ngi ko ci félicité bu baax di ko xamal ne loolu mu def lu am solo la ab tubaab bu fekkee dafa jóge tugal ñëw ci suñ réew mi bëgg fee indi ngóor jigéen li ñu war a def mooy dañ ko ni fii ngóor jigéen xamuñu ko parce que ñun suñ maam yi waxuma diine de mais suñ maam yi nga xam ne ñoo fi jiitu woon sax d'accord ñu woon ci ngóor jigéen ceddo yi fi nekkoon dañ daan takk ay soxna di ami doom ba ñun tey ñu judd ci kon ngóor jigéen liñ ciy wax état Sénégal mooy na jël ay responsabilités képp kuñ ci jàpp dañ laa war a sanctionner comme nag mu ngi ci loxo yoon ñun rafet nañ njort bu baax a baax ci yoon xam ni police ak gendarmerie bu ko jàpp ñu ngi leen di féliciter encore parce que nit it bu defee lu baax da ngay wax ne lii baax na loolu mooy ngor kon liñ def ñu ngi leen ciy féliciter bu baax di leen xamal ni nañ ko teg ay sanctions yu dur te metti pour ñeneen ñi dootuñu ko def parce que bu ñu leen bàyyee bañ dugg ci milieu sport bi dinañ yàq sport bi bu dee dañoo bëgg di am ay footballkat yu mel ne ay Sadio Mané bés bu ñu def la ba ngóor jigéen dugg fa dootu fa am parce que ngóor jigéen baaxul ci réew te tey balaa yi xew ci àdduna bi ku xool ci Chine rek war ngaa dellu ginnaaw xam ne li leen dal tey mooy yàlla gu metti ak torturer ay nit ci lu dul dëgg moo tax yàlla teg leen ko man loolu laa gëm Chine
maa ngi dégg àdduna bi fi ne ñëpp a ngi wax kenn amu ci solution parce que Chine bi ñu fi nekkee di rey nit ñi di rendi jullit ñi comme ay ginaar kenn waxul woon yàlla nag indi tey virusam boo xam ni tàbbal na ko ci seen biir te kenn mënu ci dara parce que yàlla mën naa muñ lu nekk ba mu des injustice baaxul kon mbirum góor jigéen nag moom réew mi yaakaar naa li ci xalifa général des Tidianes waxoon ci gàmmu gi dégg nañ ko amul benn nit bu ci ànd kon góor jigéen amul place ci réew mi sunuy loi daf ko interdit sunu aada daf ko interdit église bi daf ko bañ l'islam daf ko bañ kon li ñuy wax encore une fois état bi lañ koy wax na jël ay responsabilités am amul benn nit bu ñu mën a teg pression ba indi fi ngóor jigéen kon tubaab bi il faut ñu am courage wax leen xool leen ci bët ni leen yéen da ngeen ñoo jàppoon njaam def ñu ay esclavage ñu xeex ba jóge ci ngeen def ñu colonisation ñu xeex ba jóge ci ngeen may ñu indépendance da ngeen a wax ni sax da ngeen ñoo may indépendance mais indépendance bi amaguñ ko man loolu laa gëm waaye nag comme ñun ñoo dem ba am suñu réewu bopp ñoo choisir ni ngóor jigéen d'accorduñ ci kon loolu ki nga xam ni moom lañ koy tuumaal nañ ko teg ay sanctions pour ñeneen ñi bañ koo def parce que réew li tax ñuy wax loi li tax mu am solo mooy bu fekkee ni ñëpp dañoo yem même pied d'égalité ci loi bi day tax kenn ku ne ragal a def waaye bu fekkee ni da nga bokk ci parti pouvoir loo mën a def kenn du la def dara bu fekkee da ngaa bokk ci opposition loo def ñu fëq sa ndigg loolu day yàq réew moom la ñu tuddee kumba am ndey kumba amul ndey te loolu baaxul ci réew parce que yàlla dafa wax ci alquran ni yaa ayyuha allazina amanu kunu qawamina bil qisti shuhadaa lillah walaw ala anfusikum aw al walidayni wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima yàlla dafa wax ni ô les croyants observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et vos mères et proches parents, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux deux et il est plus connaisseur de leur intérêt que vous. loolu leer na maanaam loi bu ñu ko tegee dañoo war a fexe ba ñëpp yem ci donte loi bi ki mu dal dafa nekk borom doole comme ni mu amee nga xam ne waa ji nationalité français la am bu ñu dof-dofloo France dinañ xëy jël ko fi génnewaat ko réew mi te du mujj fenn. yaa ngi dégg même bu amee nationalité américain def naka su dul noonu ci sunum réew dañ ko war a jàpp loolu laa d'accord wala loi alxuraan waxaat ni donte da ngeen a bokk parti bu defee naka su dul da nga ko war a sanctionner donte sa waajur la aaya boobu Alaaji Abdou Aziz Dabakh bëggoon na ko daan ko wax kon li ñuy fàttali nguur gi mooy réew mi képp ku fi def promotion ngóor jigéen foo mën a nekk dañ laa war a jàpp sanctionner la ñu ngi rafet njort nag bu baax a baax parce que teg nañ leen loxo te enquête bi mu ngi dox tax ay témoins yu wóor lañ am parce que xale yi ñoom ñoo avoué wane ni moom moo ko doon def kon kooku dañ ko war a tëj ci kaso bi pour wan ñeneen ñi ni waratuñ koo def waaw loolu moo ci suñu xalaat. jërëjëf yaa imam gis ngeen xew-xewu diine comme niñ leen ko waxee sa njëlbeen li nga xamante ni moom moo di Pikini Production dalay daal di toppal lii te nag ñoo ngi woon fii ci Wakaam waxtaan ak nag ki nga xamante ni imam Malick Dramé la tudd xam-xamam màcc lu jëm ci wàllum jàngale ci daara dégg ngeen lu mu wax imam sa kàddu gu mujj. waaw kàddu gu mujj rek mooy ñaanal waa Pikini di ñaanal ki jiite kër gi muy Aline Ndiaye di journaliste bu mag. ba pare nit ñi réew mi am ci moom yaakaar parce que ak expérience am ak xam-xamam mu am ay jaar-jaar nekkoon na ku mel ni Sidi Lamine Niass ñu xam Sidi Lamine ak taxawaay bi mu amoon kon yéen waa Pikine amuñu lu dul am ci yéen yaakaar na ngeen bokk ci combat yi mooy réew mi lépp lu ngeen fi gis te jaaduwul da ngeen ko war a dénoncer parce que buñ ko dénoncer ñi nga xam ne ñoo war a jël décision yi pour saafara ko ñu mën koo saafara di wax ni wax ji ku mu choqué nag ñu ngi ci jéggalu seen mbokk imam Malick Dramé wassalaamu aleykum wa rahmatullah